salaamaaleykum ñu ngi bëggee ñëpp di ziar ñëpp voilà ñu continuer suñu analyse yi nga xam ne moom lañ doon amal ci la fameuse nomination d'Idrissa Seck au conseil économique et social environnemental ak remaniement bi nga xamante ni Macky Sall moo ko tuddee remaniement waaye du remaniement réaménagement la parce que dafa wax ne dafa dissoudre gouvernement bi pendant 4 jours Sénégal amul gouvernement ñu foog ne Macky Sall daf ñuy indil gouvernement bu bees tàq un vrai changement Macky Sall ñëw indil ñu réaménagement ñi nga xam ne ay anciens collaborateurs am lañ te mu bëgg a séparer wu ak ñoom ndax deal bi nga xamante ni moom la teg ak Idrissa Seck en 2024 ñooñu bés bu ñu demee ba àgg foofu duñu ci d'accord mu ne xaaral ma gaaw séparer wu ak ñii parce que deal boobu noonu teg naa ko ak Idi ba pare te xëñ na deal bu ko nar a arrangé la donc mu dàq Mimi Touré dàq Amadou Ba dàq Makhtar Cissé dàq Aly Ngouille Ndiaye ak maître Omar Youm waaye comme ni ñu leen ko waxee woon rek lu ñu si mën a jàpp mooy Amadou Ba Mimi Touré ak Makhtar Cissé ñooñu lañ wax ne dañoo am ambition présidentielle waaye loolu man xaw ma ko ci Aly Ngouille Ndiaye xaw ma ko ci Omar Youm xaw ma nag lu tax mu séparé wu ak Aly Ngouille Ndiaye xaw ma lu tax mu séparé wu ak Omar Youm waaye ci kanam dinañ ci gën a am lu ñu leer waaye nag séparation yam ak Amadou Ba Mimi Touré ak Makhtar Cissé ñëpp xam nañ lan moo nekk à l'origine mooy ne ñooñu dañoo am ambition présidentielle te deal bi mu teg ak Idrissa Seck pour 2024 bàyyi fi Idrissa Seck mu nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar pour mu ñëw mën a protéger gaay mi loolu buñ fa àggee ñële duñ ko nangu loolu moo tax mu teel a séparé wu ak ñoom léegi Mimi Touré mi nga xamante ni moom la jëndee ak Idrissa Seck tey Mimi Touré cadre la boo xamante ni mu ngi nekkoon Nations Unies di fa liggéey bi Macky Sall faloo bees oo ko par reconnaissance ndax ñoom ñaar bi ñu xamantee yàgg na depuis lycée Gaston Berger bu Kaolack su ma waxee Gaston Berger nag xam naa dina jaaxal ñu bëri danañ foog ne dama jaawale lycée ak université lycée bu Kaolack bi nga xam ne moo tudd Valdiodio Ndiaye mu ngi njëkkoon a tudd Gaston Berger léegi bu université Saint-Louis amee nag lañ jël tur bi toxal ko Saint-Louis jël Valdiodio Ndiaye mi nga xam ne doomi Kaolack la nekkoon ancien ministre de l'intérieur jox ko lycée Valdiodio Ndiaye tur bi loolu moo indi lycée Valdiodio Ndiaye mais temps wu ñoom Macky Sall ak ñoom Mimi Touré temps boobu lycée Gaston Berger la tuddoon léegi Macky dafa mas a am colère ci gars yi nga xamante ni ñoom la bokkaloon lycée depuis Kaolack génération yom boobu ñi ko jiitu woon classe ak ñi mu tollaloon classe ak ñi nga xam ne moom moo leen rawoon ñëpp képp koo xamante ni cadre la rek bi mu faloo oon na la pour nga ñëw ngeen liggéey Mimi Touré nag ci la bokk mu oo ko na ko ñëwal bi mu ñëwee mu def ko ministre de la justice ñu nekk ci cour de répression enrichissement illicite di ci liggéey Mimi Touré di ci liggéey bu am solo di accélérer la cadence ndeke Macky Sall gëmutoon cour de répression enrichissement illicite bi mais dafa bëggoon a régler ay comptam ak la famille Wade njëkkee ko ci Karim Wade gis ngeen li ci xew yëpp bi mu régler comptam ak Karim Wade ba am li mu bëgg boobu la gëj a waxati ci affaire cour de répression enrichissement illicite dàq ka nga xamante ni moom la defoon procureur spécial bi di procureur Alioune Ndao léegi mu séparé wu ak Abdoul Mbaye jël Mimi Touré teg ko à la place d'Abdoul Mbaye Mimi Touré continuer di doxal ñu dem ba 2014 élection locale yi ñëw mu yebel Mimi Touré Grand Yoff ba pare wax gaayam mi ne leen képp koo xamante ni gagné nañ la sa localité damay séparé wu ak yow Mimi Touré a été battu par Khalifa Sall ak Taxawu Dakar mu def li mu waxoon jëlee ko fa teg fa Boun Abdallah Dionne Mimi Touré meroon na nag ba bëggoon a séparé wu ak Macky Sall parce que moment boobu daf doon wax ne Macky Sall daf ko trahir léegi nag mu am ay médiation am ñoo xamante ni dox nañ ci ay tànk jàmm ba mu dellu siwaat jubawaat ak Macky Sall Macky daf ko envoyé spécial ñu demaat ba mu yàgg mu jox ko institution bu ñuy wax conseil économique et social environnemental mu nekk la 3e personnalité de l'État heure bu Idrissa Seck génnaan di dal ci kaw Macky Sall di ko yàq lu mel ni xeme di ko taxer de tous les noms d'oiseaux Mimi Touré mii moo daan génn di défendre Macky Sall di dal ci kaw Idrissa Seck léegi Mimi Touré moom fu mu jaar ak Macky Sall yëpp kóllëre boole leen mu def lu nekk ngir Macky Sall
Macky Sall def ko lu nekk mu muñ ko tey Mimi Touré boobu noonu moom la Macky Sall jëndee ak Idrissa Seck jël place bi mu ko tegoon teg fa Idrissa Seck mi nga xamante ni opposant Macky Sall la woon xeeb Macky Sall lool ndax bokkoon na ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne moo fal Macky Sall mais bi ko Macky Sall tàllalee loxo ne ko ñëwal ma def la ministre ci gouvernement bi dafa amoon orgueil pour ñëw Macky Sall nekk patron yam kenn mësul xalaat ne Idriss Seck àdduna mën na dox ba mu dem collaborer ak Macky Sall rawatina nag muy dem di jël institution bi nga xamante ni moom moo doon wax ne c'est une institution budgétivore maanaam institution boo xamante ni la pour yàq xaalis la mais amalut Sénégalais yi benn njëriñ xaalis bu ñu siy def mënoon nañ ko def feneen foo xamante ni fa la ëppee njëriñ mais Mimi Touré ñëpp xam nañ ne fu mu nekk nii dafa mere Macky Sall te cette fois-ci moom xam naa ne moom Macky Sall jeex na tàkk parce que li mu ko def dafa ñaaw passation de service bi def nañ ko mais gis ngeen ne Idriss Seck am na sax kersa pour ñëw ci passation de service bi mante jàkkaarloog Mimi Touré parce que dafa am kersa dafa rus léegi Mimi Touré nag elle a fait ses adieux sans remercier le président Macky Sall léegi nag loolu moom mooy wane ne Mimi Touré dafa mere Macky Sall te fu mu nekk nii seen diggante jeex na tàkk te góob ne dina baaxaat kon Macky Sall lépp lu muy def moom da koy def pour ay calcul politique ñu mu gën a ñaawee nu mu gën a saltee noonu la koy defee gëmul Sénégal respecté wul Sénégalais yi daf ñoo yàpp daf ñoo miin parce que bi mu fu nekkee ba léegi acte bu nekk posé na ko amul rapport de force digganteem ak Sénégalais yi ay quelques personnes ñoom ñooy wàcc ne d'accorduñ ci mu génnee police wala gendarmerie ñu mate gaay affaire bi jeex léegi nag xam na ne troisième mandat bi nga xam ne moom la soxla mënu kaa am waxoon naa leen ko ne leen Sénégalais yi tiré nañ la sonnette d'alarme bu yàgg wane nañ ne lii bés bu ñu fa àggee duñ ci ànd moo tax mu teg ak Idrissa Seck deal pour 2024 léegi jaral ko nag mu fecci kóllëre digganteem ak ses anciens collaborateurs mooy ñi nga xam ne tudd naa leen sànq donc Macky Sall dafa nekk ni koo xamante ni workat la te politique rek moo ko intéressé politique politicienne waaye il n'est pas honnête il n'est pas du tout sérieux damay dégg journaliste yi di ko waxal benn wax boo xam ne pour man un journaliste warul sax wax loolu ay Macky Sall dafa mën a politique mën nañ ko waxal lu nekk ba mu des ñàkk mën politique mais yéen lan ngeen tuddee mën a politique laa leen di laaj ni ngeen gisee ak man ni ma gisee du benn mais man politique mooy man pour man un président boo xam day ñëw teg une bonne politique de développement teg une bonne politique de l'emploi des jeunes xam nga teg politique boo xamante ni dafay tax réew mi émergent wala réew mi développé ñu ne kat kii politique de développement la teg te réussir na ko comme ni ko yeneen président yi defee mais président boo xamante ni yow suñu lay wax da ngaa mën politique di la jay nga yëgati ay mbagg naan da nga mën politique mooy ne yow da ngay wor tu n'es pas honnête ba pare tu es un menteur ba pare chaque jour yaa ngi teg ay deal ci ndoddu sénégalais yi chaque jour yaa ngi toroxal sénégalais yi sa gars yi ñu ngi enrichir illicitement te yow nga ñëwoon promettre sénégalais yi ne leen rupture dafay am la patrie avant le parti gouvernance sobre et vertueuse te yooyu defoo ci daara lu dul bi nga toggee ba léegi calcul politique 2012 nga toog commencé goo sax liggéey di yootu 2019 gannaaw bi mu ñu wooree ne dafay def 5 ans réduire mandat bi def ko 7 ans respecté wu ko 7 ans la mujj def donc yooyu yëpp boo ko boolee da ngay xam ne Macky Sall et son gouvernement ak collaborateurs am yi respecté wuñ Sénégalais yi Idrissa Seck nag war na Sénégalais yi te Sénégalais yi war nañoo jóg parce que métti na ñu bëri nag li mu def nii parce que moom xam na ne jaratul dara mais comme jàpp na ne Macky Sall il est puissant parce que boo nekkee président Afrique ñëpp xam nañ ne yow tu as tous les pouvoirs police gendarmerie armée jël sa conseil constitutionnel teg jël sa ay juge nommé am sa doole jël ay nit korom pour leen ñu ñëw toog ak yow loo bëgg a def ñu ne baax na donc kon kooku bu amul doole ak bu amul pexe dañ ko koy laaj man doole jooju ñu ko jox suñ ma ko joxoon loolu du ma ko def waaye su ma ko bëggee def man naa ko def parce que man ak moom duñ benn man du ma def loolu
parce que je suis honnête je suis pas comme Macky Sall donc kon nañ bàyyi di wax naan Macky Sall dafa mën politique wala dafa saay-saay ci wàllu politique loolu xas la sax waaye du tàgg ci moom donc kon ñun nañ jël suñu ay matukaay ba deal bi nga xamante ni moom lay deal ak Idrissa Seck pour 2024 mais ñu dissuader seen plan boobu noonu ñu bañ ko nangu parce que waruñoo nangu loolu ñun tamit wax dëgg yàlla ñun dañoo naïf ñun sénégalais yi passivité bu ñu nekkee nañ ko bàyyi wan ñii ne leen carrément réew mi ñun ñoo ko moom te mënu leen fee nekk di deal yéen ci ndoddu sénégalais yi am na sax ñuy wax ne Idrissa Seck Macky Sall daan na ko jox 30 millions par mois loolu 1 million par jour la léegi xaalis boobu xaalisu sénégalais yi la Idrissa Seck mooy kan ba mérité 30 millions par weer dégg naa ay journalistes yu ko wax Idrissa Seck lan la defal Sénégal ba war a mérité di am 30 millions par weer moog Macky Sall ñu jël xaalisu sénégalais di ko pasaree pendant ce temps sénégalais yi ñu ngi ci inondation bi ndox mi di leen bëgg a rey amuñ canalisation bu baax pendant ce temps suñu xale yi ñu ngi jël gaal gi di def immigration clandestine di dee ci biir Méditerranée bi ñoom ñuy séddoo xaalisu sénégalais yi am sénégalais yoo xamante ni dañuy bëgg ndox muñ naan eau potable duñ ko am ay abri provisoire am dëkk yoo xamante ni amul poste de santé am dëkk yoo xamante ni amul hôpital Sénégal tamit xam nañ ne plateau médical bi baaxut mais loolu ñoom seen yoon nekku ci seen yoon nekku ci comme ñoo nekk ci kaw sénégalais yi fal nañ leen dañuy trahir sénégalais yi di sàcc seen xaalis di ko lekk di leen wor jël Sénégal def ko comme gâteau di ko séddoo mais loolu nag ñun ñoo war a jóg def révolution kenn waxu leen nag révolution sanglante parce que loolu kenn souhaité wu ko mais on peut faire une révolution pacifique boo xam ne dañuy jóg jàkkaarloog ñoom ne leen lii du fi jàllee parce que da ngeen ñoo yàpp mënuñ leen jox réew mi ba pare ngeen jël ko def ko seen moomeelu bopp di ko séddoo seen biir tey jii am na ñoo xamante ni ñu ngi ànd ak Idrissa Seck dañuy taxaw sax di cautionner li Idrissa Seck def nii trahison bi Idrissa Seck def am na ñu ànd ak moom ñu ngi koy cautionner tey ci partem parce que ñoom tamit xam nañu Idrissa Seck mooy nekk conseil économique et social environnemental am budget 7 milliards am caisse noire am ay privilèges am ñu ngi séntu ne ñoom mën na leen def ay conseils ñoom tamit pour seen intérêt personnel rek jël na ñaari nitu Idrissa Seck tamit dugal ci gouvernement bi Yankhoba Diattara ak Ali Saleh ñooñu tamit dinañ dem jëli seen ay nit yoo xamante ni ñu ngi ci parti réew mi ak seen ay xarit ñoo dugal leen ci ministère bi def leen ay chargé de mission wala ñu nommé leen ay conseil wala directeur cabinet wala leneen kon ñii Sénégal ñoru leen jafe-jafe yi sénégalais yi nekkee seen yoon nekku ci parce que bu ñu nekkoon ay nit ñu baax dinañ honnête ak sénégalais yi mais Macky Sall baaxul santul yàlla Idrissa Seck baaxul santul yàlla képp kuy cautionner li Idrissa Seck def bëggoo dëgg naa fekk nga doomi aadama da ngaa war a ñeme dëgg heure boo xamante nii dëgg jot na nga war ko génnee amal courage nga wax li nga xam ne moom mooy dëgg ji Idrissa Seck ak Macky Sall lu ñu def dafa ñaaw dañoo wor sénégalais yi te Idrissa Seck luy wane dafa wor sénégalais yi ci discours am li ñuy wax naan ku wax feeñ ci la weeree boppam parce que daf ne 15 mois mu ngi négocier ak Macky Sall ba pare layee mbas mi te mbas mi matagul 15 mois 15 mois mooy 1 an 3 mois kon loolu mooy wane ne juste après les élections présidentielles ci la commencé deal ak Macky Sall ba léegi la ñuy soog a juboo léegi lay consensus di soog a am ci ñoom ñaar mu yóbbu ko conseil économique et social environnemental ba pare mu ëlbatikuwaat jël prétexte ne comme mbas mi dafa sonal Sénégal dañoo bëgg relancer économie bi il faut que moom mu dem jàppale ji président Macky Sall ba pare di jël exemple ci benn soldat bu am 20 ans boo xamante ni dafa engagé wu guerre am réewam yebal ko mu ne dafay dem par devoir mais loolu Idrissa Seck bokkul ak li xew dara ça n'a rien à voir te soo demoon ne da ngay jàppale Macky Sall tey pour relancer économique bi mënoon nga dem mu jox la beneen poste bu dul conseil économique et social environnemental mën nga nekk leneen loo xamante ni
man nga fa liggéey bu mucc ay boo xam ne day jëmale réew mi kanam. Wala nga wax Macky Sall ne ko institution yi nga xam ne amul njëriñ te yow nga ko daan wax ne amul njëriñ mooy conseil économique et social environnemental, au conseil des collectivités territoriales, mais nga am ngor wax Macky Sall ne ko carrément man kat comme maa ngi doon wax ne institution yi amul njëriñ, il faut nga supprimer ko boo bëggee ma ànd ak yow jàppale la. soo layee woon loolu après Macky Sall def le premier ministre sax ñu xam ne Idrissa Seck lu mu wax yenu na maanaa parce que Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mais yow nga da ngay dem relancer économique sénégalais bi, économie bu Sénégal bi, ba pare dem ñu jox la benn institution boo xamante ni amul benn njëriñ. Tey boo tàllaloon ay sénégalais micro di leen laaj conseil économique et social environnemental, au conseil des collectivités territoriales ak au conseil des dialogues xawma lan dialogue social xawma dialogue nan la tudd bu Innocence Intam Ndiaye jiite, nga laaj leen loolu lan mooy njëriñam, mais duñ la ko wax, xamuñ ci dara. Man mii sax ba tey xaw ma lan mooy njëriñu institution yooyu noonu te xoolal li ñu fay def ci xaalis. Léegi yow naka ngay waxee ne Sénégal dafa génn ci benn crise sanitaire wala dafa nekk ci crise sanitaire ñu ne dañuy relancer économie bi, ngay dem di gérer benn institution boo xamante ni c'est une institution budgétivore boo xamante ni xaalis bañ fay def amul benn njëriñ lu dul yàq. ñi fa nekk ñu ngi leen jox oto di leen jox carburant, jox leen budget 7 milliards, jox leen caisse noire. te Sénégalais yi mënuñoo gis njëriñ boobu noonu parce que Sénégal attanut institution yooyu noonu. Sénégal lenn rek moo fa mënta ñàkk mooy assemblée nationale bi nga xamante ni ci 3 pouvoirs yi la bokk. Après exécutif bi, législatif ak judiciaire yooyu mënul ñàkk mais dañoo amul doole ju ñuy nekkee di teg ay conseil économique et social environnemental ak ay au conseil des collectivités territoriales ak yeneen ak yeneen. Kon yow su fekkoon ne nit ku honnête nga yow Idrissa Seck li ma la wax nii sànq loolu ngay wax président Macky Sall su boobaa sénégalais yu bëri dinañ xam ne Idrissa Seck mi kat li mu wax Macky Sall dëgg la. waaye nag encore une fois fu may jeexalee mooy nañu teel a jóg ñu bañ, il faut ñu bañ. Man appel bi may lancé nii dama koy lancé la jeunesse sénégalaise. Gis nga ndaw moo yore réew mooy avenir u réew. Nañ jóg bañ Macky Sall ak bandi yu mu àndal ñu mel ni ñoom Idriss Seck workat yi nii seen deal bii nii bañ a jàll. te loolu ñun ñoo ko mën a bañ te bés bu ñu ko bañee taxaw faire face à eux dinañ xam ne peuple bi moom moo leen ëpp doole. Seul le peuple est souverain. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.